Assalamualaikum warahmatullah. Na ngeen def naka suba si xam ngeen Gambia yow ci ma beneen mobile bi anam Gambia nañ leen waxante digga Gambia nañ leen waxante digga man bokkuma si yëfi naa fi ak yëfi kalaw ak yëfi hypocrite de man Fat Jagne mii bokkuma si. Gis ngeen soo nekkee si dara danga am pour set bul mel ni gars yi UDP yii ñu ñëpp xam nañ ñi seen jikko tilim na seen affaire tilim na soxor nañ bugga nañ yëfi bon bugga nañ yëfi xaraam bugga nañ yëfi xërëm bugga nañ yëfi liggéeyante. waaye su nekkee to tell you the truth man li ma nekk dee gis wallahi neexut ma su fekkee ne video bii génna nii bii xawma audio bii génna is Sheriff himself and that jigéen wax leen dëgga is totally wrong. ñun ñëpp dañoo def lu bon hey ñun jaamu yàlla lañ yàlla moo ñu binda te yàlla nangu na ne ñun dañ koo tooñ waaye lu mu bugga mooy suñ ko tooñee ñu répète ñu jégalu ko waaye this is getting out of hand yaa suuna Gambian bi amul sutural sa boppa yaa suuna Gambian bi amul sutural sa boppa yaa suuna ku wax ne doo dee def lu bon wala doo dee wax fen wala doo dee def lu bon wala doo dee wax lu bon waxuloo digga loolu waxuloo digga doo musa ni gis doomi aadama buy dunda su paasee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën gi mbindeef moom sa yàlla moo ko def loo jox ko lu mu bugga mu mel yàllaa ko jox waaye ñun doomi aadama lañ yàlla daf ñu binda wàccee ñu su ko suuf def ñu nekk ñoo xam ne dañoo tooñ te suñ tooñee dafa bugga ñu jégalu ko koo tooñ tamit nga jégalu ko xam na ne ñun dañoo def lu bon waaye we have to repent daf ñu fi tega pour ak yoon bu jub ak yoon bu jubut la teg daf fi teg ñi yoon bu baax ak yoon bu bon ku bugg a dem si yoon bu baax bi yaay dem si yoon bu baax ku bugg a dem si yoon bu bon yaa suuna yaay dem si yoon bu bon yaa suuna ñun ñëpp dañoo def lu bon because ay jaamu yàlla lañ loolu moom dëgg bu set wecc waaye nit ki dangaa respect sa boppa nga xam sa valeur nga respect nga value sa boppa surtout jigéen waaye yéen ngeen gis ñii di def lu bon yii nii ba pare ngeen fi ñëw ngeen ne solidarité am not gonna solidarity with anyone nga teg sa ay njaboot teg sa ay doom sooy def lu bon sax bu record sa boppa looy recordé sa boppa muy jigéen bee góor bi yëpp ku si mun ta record boppam muy ñoom ñaar yëpp ku si mun ta record boppam it's very sad billahi it's very sad Barodoro it's very sad man yu ma dee gis wallahi ak waxtu bii yi ma dee gis yi ma dee teg suma bët ak yu ma dee teg suma noppa daf ma dee jaaxal torop yow ngeen da nga bugga lu baax yow ngeen da ngeen bugga rule dëkk bii du NPP rek de waaye li ma dee gis NPP neexut ma te du NPP rek to make it clear waaye NPP laa bokka dama am pour adresse lii am naa nag lu ma fa naxari I am trying sax man to take another way wala to jël beneen decision because man mënuma understand what is going on. am na ñoo xam ne soo leen di dimbale ngir yàlla because tey yaasu na Gambia yëpp képp ku ma gis mu gis ak lu ma def ak the efforts I am doing with the passion bu nekk si man foog nañ ne NPP mu ngi maa defaral loolu hey ma wax leen ngeen dégg ko pour am crédit bu maa dugal suma téléphone bi sax pour liggéeyal NPP seen liggéey bi is a problème te ñoom xam nañ ne man dama bàyyi suma liggéey bàyyi lu bari lu maa def only pour save Gambian si ak Gambia si loxo UDP waaye tey ñu baree ma teg bët dinaa ko wax nag su ma paree ñëwaat si scandale bii ñu baree ma teg bët te foog ne maa ngi am loolu wallahi ak waxtu bi ak waxtu bii yan na sutura yaaga every day keke bi ngeen dee gis ñu duga noonu moto bu ndaw boobu dañ koo fay $1000 ba pare fuel ko kan moo ñoo jox loolu hey
xoolal bu ñoo joxe allowance sax pour nit yi am seen ay allowance ñi nga xam ne ñu ngi liggéey laal wa di fayeku weer bu dee jox nañ leen seen allowance ñun suñu allowance ñu refuse pour jox ñu ko président Barrow yëgut loolu First Family bi yëguñ loolu Fatoumata Barrow yëgut loolu Sadio Mbaalo Barrow yëgut loolu ndax loolu rafet la kan moo ñu nekk di ginnaaw liggéey ñun luñ liggéeyut loolu laa bëgg ngeen xam man whatever I am into du ma dee bëgg a complain ñuy wax ne xaalis moo tax déedéet nekkuma façon nit yooyu waaye ku la taxawal si naaj bi taxawal ko si naaj bi ku laa dimbale jàppale ko ñun dañ def ba mënatuñ ñuy still di continuer di def suñ famille di ñu jox am na yoo xam ne doo ko dee wax ñun nekkuñ ñu nekk si media yooyu noonu ñun nay ñooñu de déedéet ñun dañoo def di defale dañoo dem programme sax dañoo dem si suñ campagne yii nii nga gis ñuy woy nit ñu génn a maye keroog $1000 si laa maye waxuma ko pour dara waaye soo gisee maa ngi am lu ma naxari génn di wax you know yow dangaa nekk di taxawal ay nit ñi ñu ngi laa play full noonu laa ko mun a waxee ñu ngi laa jàppale yow you are no one yow nekkuloo dara nga bàyyi sa soxla nekkal leen 24/7 they wanna fuck with you they want to act rudely with you I am not gonna do it for anyone dama fed up nag I am so mad dama fed up te I am thinking pour jël another direction I am thinking pour def leneen because yéen xamu leen ku leen di taxawal you will then know suma value man di ngeen ko xam wala di ngeen xam suñ value am na yoo xam ne naay sut am na yoo xam ne yàlla sax bugut ko yàlla xam na lu nekk si xoli doomi aadama bi te yàlla si xol la dee fay doomi aadama yàlla si xol la dee fay doomi aadama man lépp lu maa ne dama koo def ak suma xol bu set hey man nit suma tooñee sama xam ne kii ku baax la loolu du tax because tooñ nga ma du tax man ma against yow déedéet yu bari ñu ngi koo def président di know suñ allowance ñun pour suñ internet waxuma sax suñ fay moto su leen neexee ñu def because ñun xam nañ lu tax ñu koo def defuñ ko pour am si dara ça is a problem to give it to us ñu jox leen ko ñu jël ko dem def ko feneen wala dem ñoom ñu lekk ko ba pare when you call them ñu ngi laa wax nonsense it's just really crazy bàyyi leen di sabotage président Adama Barrow soxlu kenn lu dul ku ko jàppale kilifa yii nag nekk foofu noonu di def yu bon yii we need to address these people président Adama Barrow dugg dara si lu tilim lépp lu set si la loolu la bugg a duga buggut a duga si dara si lu tilim te ñi ngeen di gis nii wallahi 98% of them dañ tilim billahi dañ tilim yaay gis ku dem too yóbbu doomi jaamuri every day di ko tëddoo loolu mooy lan yu tilim yooyu yu bon yooyu noonu I am telling you the truth not only NPP why all this because man tey dama jaaxle sax man dama dee waaru yeneen su ma ko gisee ever since they need to stop this lu set lañ bugguñ lu tilim this is happening yes Madeleine Ndour duma la wax déedéet wallahi gis ngeen président Adama Barrow xamut lu ñii di def moo tax ma ne leen ne dama leen ko dee wax vote for président Adama Barrow you will see a real change because man bi xam na lu mu bugg a def yaay gis ñii soo gisee lu bari ñu dee merci ñoom moo tax gis nga yàlla bëggut lu tilim su la paree pour uñi la sa der su paree pour yaaxu dafaa yaaxu dañ tilim ba bugg a dee yaay gis benn of them di tëddoo ay doomi jaamuri wala defal ma lii wala duma la defal lii loolu mooy lan ñun we want Gambia buy dem xoolal seen jikko bu bon boobu emale leen ko UDP ñun ñëpp xam nañ ñooñu yan façon nit lañ emale leen ko fa moo gën ngeen bugg a ñëw di tilimal parti bii nii président Adama Barrow xamul dara lu tilim lu set rek billahi fa la ngeen koo xam you sit with this humble man waaye gis nga ñeena ñu nekk si booram ñoo gën a bon wallahi ak suma baamel I swear to the Holy Quran and my grave you will not know but ñu xam nañ su leen neexee nag ñu ne waaw génne nañ ko NPP nii ak nii lu set lañ bugga yàlla lu set la moo àndal yàlla si lu set la moo demal te su lu set la moo àndal soo leen gisee ñuy xamul lu soo leen gisee ñuy yaaram lu ñoo gën a bon dañoo dem too
it's very true yóbbu ay doomi jaamur di leen tëddoo ba taw bi jee ñeneen ñi sa doo leen dee gis ci meeting président ñeneen ñi sa doo leen fa dee gis dangaa nit ki dangaa respect sa boppa loo mënut a def sa kanami jabar bul ko def si kanami bu ko def soo demee wala jël doomi jaamur yi yóbbu leen lii la ñoo def lu bon lii ñoom ñu bari nekk si parti yii nii lii la ñoo def du NPP rek but it's happening in NPP moo tax it ma ngeen doon wax votal leen président Adama Barrow changes will happen because man Fatou Jagne du ma taxawal président Adama Barrow ba pare di gis yi muy happen man ñemañuñ ma de yabuñ ma hey ma wax leen dara I will tell you the truth de déglu leen ma ak xel siyaa leen vidéo bi ma bëgg mu àgg si président bi mu xam ne man Fatou Jagne dama am lu ma naxari si biir NPP because NPP laa nekka xam naa fu mu ne affaire yi fan lam nekkoon te dañ ko dee def still now waaye bëgguma mu am NPP si li ma teg suma bët laa leen di wax ay xale yu jigéen dañoo def spécial pour li tëddoo ak góor yi not léegi am na ñoo xam ne dama leen si génnee billahi ak waxtu bi am na ñoo xam ne dama bàyyi ma rek ma wax dama leen si advice because bugguma lu tilim lii moo fi nekka yu tilim yii moo nekka si biir parti yi yu tilim yii moo tax man kenn yabut ma si ñoom laaj leen xam nañ kenn yabut ma su leen neexee lu leen neex ñu wax because su ma waxee ba pare dañ ma dee kool di ma wax ne waaw waruloo woon a wax lii hey man bugguma lu tilim ku ma bugga ñëwal ba si man nga ne dama la bugga ma woon la yoon bi nga dem yónnee guru nga takama xoolal wax yu ñaaw yooyu noonu su fekkee ne dat chairman moo wax loolu xoolal wax bu ñaaw bu moo wax jigéen boobu noonu nga am sa ay doom am sa jabar di def yu tilim yooyu noonu di jël xaalis yi dëkk bi di ko ñu suñ la ko fayale pour nga tukki doo tal li ngaa tukki di tal taati jigéen bu neex ak bu neexul it's really disgusting it's very disgusting really very disgusting président Adama Barrow lu set la bugga ak ku set try leen ngeen set waxuma ne kenn setut fa waaye these two parties yii lañ fi nekkee bu leen foog ne NPP rek ñooy def yi UDP is the worst wallahi trust me soo leen ma gëmutee they are the worst waaye président Adama Barrow su amee ndam bañ ko saanil su fekkee ne lu ma di wax ma ne leen ngeen xool ma accountable I am not going to accept any nonsense yii di happen dama mer nag am naa lu ma naxari I am thinking te dinaa toog ma xalaat duma postate dara duma def dara I will just sit and xalaat am naa ñu maa kool nag ñu ngee wax te dinaa leen déglu suma ay kilifa lañ waaye to vote for President Adama Barrow is the right way at the right person pour ngeen votal ko di ngeen gis changes ba ngeen waaru du abuse kenn du saaga kenn du xas kenn waaye lu set rek la moo liggéey because man dama say teg suma bakken for now I am thinking either I will go somewhere else or I will stay maa ngi am ñaari xel pour xalaat because man yu bon yu tilim yii ak nonsense yi ñuy def man duma ko jëlal kenn I respect myself soo leen ma valuewul bàyyi leen ma dem fii la nit toog di complain waaw nii ak nii bañ ko oo te yow soo toogee ngay ñëw wax ne ñun ñu muñ ñu toog ñu relax ñu muñ fan lañ koo muñee ñuy def luñ mun ngay ñëw wax ñun ñu muñ lu ñoo muñ lan la ñoo muñ su desee benn fan sax dëgga dañ ko war di adresse nañ bàyyu tilim yu ñoo def and let me tell you something President Adama Barrow is ready to change this country he can transform this country I believe but ñun suma maas am nañ lu ñu naxari si biir NPP because lu ñoo gis neexut ñu soo leen demee too dem leen lu leen yóbbu too soo leen demee pour liggéey dem leen lu leen yóbbu pour liggéey waaye nekk fa di tëddoo ka bàyyante ngeen yi fi tilim yooyu ngeen bàyyi fi seen ay jabar bàyyi fi seen ay famille su fekkee ne lu dika lu ñoo oote mu si ñoom ñu ñoo tëddoo dañ leen bugga takaleen may gis kuy jël nekk fa ak ay jigéen nga bàyyi sa famille ak sa ay jabar yóbbu xale bu ndaw yu bon yooyu pour lan man bala maa join déclaré suma bopp ne join naa NPP xale bu ndaw UDP yéenay doo ko dee mun a wax sax ñii dañ tilim ba tilim booloo jee billahi dañ tilim
they are so nasty. I am so pissed man moo tax man xam nga lu ñu ma dee wax hey yow da nga bari problème dama la ko dee wax sa ñoom ñu dégg ko man nonsense yooyu I am not into it ba pare daf ma dee jaaxal mu éem ma bi ma demee ba di teg suma ay bot daf ma dee éem how comes yow bugga nga nit ki waaye not nga taka ko waaye nga jël doomi jaamur yóbbu ko di ko tëddoo ay mag ay paa ay suga dadi yooyu la ñoo def yu bon yooyu moo taxit ñuy wax seen xuloo yii nii si police yeeg yooyu yëpp is something true if you think it's not true it's something true moo tax président Adama Barrow bii daf see jànga bu baax a baax a baax just give this man a chance wallahi just give this humble man a chance and see real changes ngeen di gis real changes I promise you that if that is not true rek hold leen ma accountable waaye dama di am lu ma naxari because those people very close to him these are the evils these are the very evils those people very close to this family are the very evil ones yaay gis sax nga am like nga gis ke xale bu am soxla mu dem pour reach out to ñoom dina leen naxari de because ñu ko def dañ bari ñoom ñëpp la moo naxari boog ci UDP ak NPP suma wax bi dina leen naxari ba bugga dee waaye chia leen ko is the hard fact suñ ko bëggul ko wax nañ ko stop it needs to stop tilim baaxut naturally nothing can remove love bu nit amal président Adama Barrow waaye mun na koo affect a lot because of this evil around him di def yu bon yi na loolu MUDP please I beg na MUDP ñun ñëpp xam nañ na am foofu ñun ñëpp xam nañ bu leen ko indi NPP this man is not nasty he is not dirty and buggu dara lu tilim moom ak famille am please ñaan naa leen ngir yàlla dañoo nekkaa xale bu jigéen sax wallahi dañoo nekkaa benn xale bu jigéen use kooku ba pare tongoo ko amatuñ ak moom affaire benn $1,000 $2,000 buñ laa jox benn $1,000 $2,000 buñ laa jox boobi we have dañ am ñu fake ñu nekk biir NPP dañ am ñu fake and why are they important lu dem themselves for what reason you communicating with someone you bare complain many people give me these complaints President Adama Barrow thinks that these people are working for him waaye liggéeyaluñ ko President Adama Barrow dafa naturally loved by the people naturally loved but these fools some of them around him will make people run but to neexee yàlla that will not stop President Adama Barrow from winning but President Adama Barrow winning na xoolaat bu baax waay they are not telling him the truth wallahi they are not telling him the truth ñoom ñëpp nag dinañ gis seen boobu waaye duma tudda benn tur but let them be very mindful man dama taxawal jigéen ba jeex du ma nangu kenn ku yaaxa jigéen kuy tilimal jigéen ak kuy def jigéen lu bon because loo gis jigéen def rek xamal ne góor a ko si dugal pour mu def ko yaay gis ku sonna nit something daw si yow pour ña ut ndimbal nga ne ko fekterumaa yow duma la jox loo bugga wala duma la jox access to lii xam nga ñaata well talented intelligent smart young people yoo xam ne they can meet the president they can do so many stuff to move this country but suñ amee reach out to yow you want them you want to sleep with them you want to have sex with them before you do anything te soo xasee ba am sex with them nga reject leen hey life is so sad let's stop this please let's stop this because jiko UDP la duma tudda sa tur sax because jiko UDP buñ ñëw bugga koo indi NPP ñun ñëpp we know bu leen ma wax loo da ngeen bugga ma tudda ay tur UDP lu ko dooree si kaw ba si suuf da ngeen bugga ma tudda fexe leen benn nonsense comment bu leen ko fi comment jiko boobu noonu needs to stop it will not enter NPP nit ku nekkaay def lu bon nag si àdduna hey nit ku nekkaay def lu bon si àdduna te every political party bu nekk Gambia am nañ yu bon yu ñoo def even GDC am naa seen affaire waaye duma leen tudda because ñoom du musuñ maa tooñ musuñ maa saaga musuñ maa wax dara waaye yëfi tilim yi bàyyi leen ko ba seen audio yi di génna bàyyi leen yu bon yi ngeen nekkee doomi aadama bu nekk nag du wax ne bu mu juddoo ba bu moo dee musuta def lu bon musuta wax lu bon waaye xam leen li ngeen di def sutura soo ko bëggee suturaal sa bopp am not gonna solidarity with any fokkóol ku duma solidarity ak kenn
I am not gonna solidarity with anyone. Sutura leen seen boppa man Fatou Jagne damaa def lu bon doomi aadama laa te jaamu yàlla laa damaa def mistake waaye hey mistake benn yoon ñaari yoon ñetti yoon ñeneenti yoon lii mooy lan xam naa ne nag dinañ jël audio def change def voice yi nit kenn ku nduroo ak kii voice ñu ne diw la I can do something one day mun naa koo def waaye hey enough is enough da ngeen fi toog ay place man Fatou Jagne sëyuma awma jëkkër xale bu ndaw laa góor musut maa laal su ma neexee mun naa génn def ko hey waaye xalaat leen seen boppa yéen da ngeen am ay famille am ay doom encourage ma suma boppa pour def ko or anyone waaye am na yoo xam ne dañ leen teg si ay place ñun ñuy jànga si yéen when you people are doing this naka la moo mel naka la moo mel nekkeewu leen fi dara yu bon yii gàcce dëgg koo wax ne oh no it's just really crazy dama am lu ma naxari depuis démb kontaanuma gis ngeen dama demoon si mitini Brufut bi jekkaliwu ma ko we left dañ ñibbi because of something I see can you imagine we are video ñu ngeen jël video if you watch the video I didn't delete any video I don't know whether it's the protocol of the first lady or who kooku moom affaire am tuutee ma si doy because man nit ku bon suma système du la dee jël nit ku bon suma système du la dee jël ñu ngi toppa rek waaw lampa bi dafa mu ngee laal boti first lady bi wallahi just go to the video and see the lampa was torn soo leen bàyyi xel because man dama dee gis ne yenn place amut lampa and man I always been protective to people dama dee bugg a protect nit yi surtout ñoo xam ne sax first family bi la dama dee ragal lëndëm I hate lëndëm suñ gaadayee duma dee bugg a ñu nekk si lëndëm even though yenn place yoo xam ne light amut I on my light I don't know who is calling me miin nañ lii I don't know who dama dee on suma light bi pour foofu mu leer because place yu bari du dee am light kii toppañu rek lampa bi mu ngee laal te wallahi the light was not direct to the first lady I know the first lady amul dara grudges or feel any bad or waxu dara but they we are pushing us moo nekk nag ki ñu doon push am na benn góor bu ñu doon push soo leen seetaanee suñ first video bi buñ doon they are trying anything pour ñu merloo ma rek they are trying anything pour ñu make ma feel bad pour ma géeda ma bàyyi waaye that will not stop my love from them waaye dinaa am lu ma naxari ba ma mer pour bàyyi but that will not stop what I have for them that will not stop it especially the president I know ne kii su jëlatee réew mi dina transform dëkk bi te mun na koo liggéey can you imagine video bi was on ñu ngee def live ñu toppa ñu rek video bi lampa bi watch that video go and watch that video please I beg you go and watch that video and see whether first time bu ñu ko waxee I push it pour bu mu ko laal bugguma foofu mu lëndëm waaye ñu toppa si rek nekk si rek dama mujjee fay suma lampa bi paak suma bagage yi ne yaa suuna nañ dem we left te xam naa ne dinañu laajte am na koo xam ne moom laajte nañu ma ne ko we are going ma ne ko yes we are going waaw am na ku ñu laajte ma ne ko I am going because suma biir bi mu maa metti but mooy loolu daal because bugguma too much talks mu neexal ma rek mu ne ma toog leen please toog leen ma ne ko no I'm not gonna sit ma ne ko I'm not gonna sit ma ne ko xaaral rek ñu dem because bugguma fee toog tamit right now noonu lañ génnee te programme bi jeexul teelu ñëw jël nañ few videos few nataal ma post ko ba pare man instant when we do stuff we post it instantly because bugguñ late ñun we do our campaign with clean heart we do everything with clean heart soxluñ si dara fes la di tooñut ñu keneen tooñut ñu ak keneen waaye am na yu ñu dee def petit stuff yu ñu dee def it's not okay ma ne leen ne waaye lu na ngeen ñoo stop putting our this light on light bi is protecting them ñoom seen boppa waaye su fekkee ne we were facing the light on them waaye ñooñu sax waxuñ but the hypocrite people try ñu ngay wax rek te ñun light bi we were facing it si ku nekk di wax waaye bëgguñ fene tam mu ñàkk light can you imagine ay dama mujjee mer ma paak suñ bagage ñu dem it's not nice dee def yéena yi
try nañ nag in any way ma bañ rek ma ne leen ne luñ mun ta def that will not stop me from doing what I am doing but it's getting out of hand. Information pour ñu jox la ko problème la yaay am sax ku nekk biir State House wala nekk feneen moo laa jox information Fatou tey lii dafa am mbaa yëg nga ko please ñëwal léegi nii wala ñeneen ak ñeneen yu jola wala ñoom mee mun a bal ñu wax la tey dañ am programme bi ñëwal wala keneen ak keneen mu wax la you know ne am na lu am I need to be there. ñun we are selling these people ñun we are helping these people ñun luñ mun ñu bari munuñ ko ay naa ekkati suma loxo si kaw wax ko waaye dañoo try seen level best pour xeex ñu because gis nañ dëgg rek lañ dee wax te bëgguñ dëgg boobu soo gisee du ñu dee wax lu bari bëgguñ dëgg buñ leen dee wax te First Family bi should be very careful ñu bàyyi xel ñu leen bugga am na ñoo xam ne dañ leen di topp rek wante bëgguñ leen suñ leen buggee tamit seen selfish interest moo tax ñu bugga leen waaye fekkut si Fatou Jagne fekkut si képp koo xam ne maa ngi dem ak moom man soxlu ma dara si yéen waaye ku la taxawal si naaj bi taxawal leen ko ñun dañ def ba munatuñ waaye still now we keep on doing amul fuñ du dem every day si suba la ñoo génna si suba la ñoo génna dem because of lan dañ bugga suñ dëkka ñu believe ne dafa luñ ko président Adama Barrow rek ak First Family bi but we are doing it for ourselves dafa métti neexut bu ma posté ñu depuis démba bu ma posté ñu baree bari ci awtu man ñu baree bi na message am ñu call because they are concerned because gars yi xam nañ waaye yéen yi du dee neex dama dee muñ rek noppi bañ a wax du ma dee bugg a wax nit sutura laa am naa sutura torop def naa lu bari ak ay nit doo ko mus a dégg ba àdduna tukki wallahi waaye am na yoo xam ne naay sut ñun nekkuñ dof nekkuñ ñoo xam ne like bugguñ dara wala nekkuñ ñoo xam ne we no one déedéet ñoom nag dañ ko dee jàpp foog dañ ko dee jël for granted when you show them ne dama laa support su dara du dara I don't take that nonsense from anyone if you cannot respect me bul ma yàpp suma crédit baa ngee jeex xaaral ma emale ko fii am naa notification from Qcell waaye lu ma leen di wax